waaw salaam sama gaa ñi maa ngi leen di nuyu ñëpp si seen tur ak si seen sant waaw di dellusiwaat tey nag di waxtaanaat ci discours boobu nga xam ne Ousmane Sonko def na ko barki Dembo Njaay ñëpp jot ci ñëpp dégg ko kontaan ci lool. damay wax nag discours boobu Ousmane Sonko fiñ ko doon xaaree fa lañ ñëw foofu rek lañ ko doon xaaree du feneen. discours bi nag ça va rentrer dans les annales discours bu mel nii gëj na fi am lool c'est un discours historique boo xam ne bu ñu toogee fii 20 ans 30 ans génération décomplexée bi ñuy wax tey lu muy jur ëllëg discours boobu dinañ ko jël di ko def référence parce que du discours bi nga xam ne moom lañ doon dégg dans les années 60 déedéet du Senghor bu fi nekkoon di def ay prouesse grammaticale yaa ngi may dégg des envolées poétiques ñëpp toog naan paa bi dafa dégg tubaab paa bi dafa dégg français fa lañ yem déedéet discours bi boo koy teg boo doon def littérature nga jàng champ lexical bi moo yim ci teg dafay énoncer changement c'est des mots révolutionnaires ba pare mu bokk ci dugal ci moo yooyu enveloppé ay concepts yu bari yi nga xam ne tey doomu réew mi tey ñi nangu jóg taxaw temm bañ loolu lañu nangu dégg. Ousmane Sonko wax na ci injustice sociale bi Ousmane Sonko wax na ci malgouvernance bi Ousmane Sonko wax na ci exploitation bi nga xam ne biti capital bi mu ñu koy teg suñu kaw mu tudd ci ay tur wax ci ay date wax ci ay lieu Ousmane Sonko wax na ci transfert de technologie Ousmane Sonko wax na ci génération décomplexée Ousmane Sonko wax na ci expropriation des terres ñuy def Ousmane Sonko tudd na ci dévolution du pouvoir du pouvoir Ousmane Sonko évoque na ci répartition meilleure répartition des biens des meilleure réduction des inégalités Ousmane Sonko wax na ko ci Ousmane Sonko wax na la fin d'un système ñu changer ko indi système bu bees du ma ci nekk nag di ci lim c'est un discours majeur laa leen wax malgouvernance bi ci réew mi injustice sociale bi ci réew mi dafa bari suñu njiit Naamori am na avion am na kër gratos am na bateau aux frais du contribuable am na résidence secondaire aux frais du contribuable yaa may dégg déclaré patrimoine am mu nekk 7 milliards et quelque ci koo xam ne deful sax 15 ans de pouvoir te dëggalul taxawul fenn dëggal ne xaalis bi fii laa ko jëlee mu lew amul fenn Sadio Mané kenn joxu ko budget 1000 milliards tabax na hôpital dëkkam tabax na fay école waaye ñun gis nañ ko de barki Dembo Njaay booru Kër Massar fii gis nañ fi infirmière bu génn di wax de maternité ba dañoo teggi compteur ba amatul ndox nee leen léegi bu ñu soxla ndox dañuy yenu pandem rooti
au 21e siècle ñu mel ni bétail te dëkk yi fonk seen bokk bëgg a jëm kanam la mort d'un bébé c'est un scandale foofu ñun ñu ngi toll ci foo xam ne maternité dañuy fay lampe yi courant day coupé wala ñu coupé ndox ma ci jamonoy Covid ndax mënuñu fay ñu toll foofu ci réew mi mu am ñoo xam ne ñoom la ñuy woote naan ñoom ñooy pencum ndaw yi ñoom ñooy député yi ñoom ñoo ñu war a défendre ñu dem ci palais dem assemblée nationale di fa voter des lois liberticides alors lu gën a ñam ci ñor réew mu ngi fi lu tax mënuñoo voter loi yoo xam dañ ko fi war a teg hôpital wala maternité lu mu yor boru ndox wala boru courant bu ko kenn coupé waaye loolu ñoru leen parce que ñoom yor nañu mutuelle boo xam ne permettre na leen bu ñu feebaree ñu transférer leen yóbbu leen dëkk bu leen neex ñu faj leen fa loolu safu leen changement boobu loo wax rek ñu naan la fii ñun dañu am suñu réalité loolu moo ñu tardel dama ne amul benn réalité bu ñu mënul transcender mooy suñu nature humaine bi ay doomu aadama rek lañu fa la ñu mën a yem waaye les conditions humaines mun nañ ko améliorer maanaam anam yi ñuy dundee fii ci àdduna ñun mun nañ ko neexal Ousmane Sonko ñëw na nee na loolu lan moo mënul nekk loolu lan moo tax mënul nekk ndax gis ngeen ko xam ne gis nañu ay Tony Blair njiitu réew mi gis na dajana fekk Tony Blair ci seen affaire ñoom Macron gis na ñoom ñëpp il représente le capital dañ fi nekk gis nga ay Tony Blair ñooñu dañ fi nekk représenté ay think tanks ñooñu boo leen xamul mooy ay lobby yoo xam ne ñoom ñoo fi nekk représenté capitalistes yi fu ñu gis lu baax ñëw taxawal fa intérêt capitaliste yooyu nax suñu njiit yi foqati ñoom alalu réew mi ñoom di ci dunde gis nga ñooñu gis nañ ko fi de Obama bi ñuy falu ñooñu la rencontré gis nga képp kuy candidat def prêter leen seen attention nga am ambition jiite réew koo leen ci gis mu rencontré think tanks yooyu rek xamal ne ni kooku fu muy candidaté pour nekk président dina ko gañe ñoo fi dajewoon ak Obama daje nañ fekk Sarkozy bu muy xëccoo Ségolène Royal ñoo nekkal fii Macron gis nañu tamit ni ñu nekk woon ak Donald Trump mi fi jóge ñooñu bi ñu ñëwee Sénégal gisuñu Ousmane Sonko de déedéet prêter leen ci attention Macky Sall lañ dem gis naa mori lu tax demuñu gis lu tax kon bu ñu kenn nax de 3e mandat bi ngóor si ci la bëgg a toog bu ñu kenn nax Ousmane Sonko na nag nee na loolu dafa war a dagg contrat yi ñu signé woon ak ñoom Ibadan Diamond dañ ko war a changer mu wax ci nag transfert de technologie li ñuy moom ñépp a ko soxla bu ñu teyee dinañ ci gis suñu bopp waaye bu ñu yemee rek nekk fournisseur joxe ñu ñëw transformer en produit fini ñu ñëw lekk ñun ñooy perte Ousmane Sonko nee na loolu la dakk a jeex tàkk loolu ñu koy waral yàgg naa ko wax mooy génération décomplexée bi te ñoo ngi fi de Naamori nag dafa ñàkk chance génération décomplexée boobu mooy Ousmane Sonko mooy Dame Mbodj mooy ñoom Barthélémy Dias ñi booy yi nekk ci réseaux sociaux yi lu xew ñu toj ko génne
il est mal tombé foofu la chance am jeexee mal gouvernance bi na jeex génération de complexe bi nga ñëw dindi loolu ba pare nag ñu am foo xam ne dañ fay dem li xewoon téeméer at ak ñaar fanweeri at ak ñaar fukki at ak ñaar dootu daj dootu ñëwati ku fi ñëw toog nañu xalaat ni ñuy def ba li ñuy dal 60 ans bu mu ñu dalati président boo xam ne njiitu réew boo xam ne dañ koy ñëw rek jox ko pouvoir yépp moo xam lépp moo mën lépp lu mu joxañ rek moom la ñuy def mu mel ni Buur Siin Samba Alaar di pavané wu nag sol grand bu rafet am sa oto am sa avion Sénégal di la jox ngay lekk ngay naan ngay tëdd doo fay dërëm ay doomu jàmbur dee ci l'hôpital ndax amuñu ndox mu ñu naan loolu kenn du ko nangu nañ ko bañ tey bañ ko suba Ousmane Sonko nag naa leen wax lu leer joxal na à lancer na appel fort ak courage politique boo xam ne toll na ci tudd ci ay tur wax ci ay nit tudd ay date wax loolu lu ñuy feexal danaa leen wax lu leer Thomas Sankara dans les années 80 bi muy taxaw ak ñoom Mitterrand di tenir bu mel nii discours Ousmane Sonko quand bien même amul même portée quand bien même richul ni discours Ousmane Sonko bi li muy wax gars yi daf leen wax lu leer lii may wax nii yéen africains yi boo leen ci ànd ak man dana jëm kanam waaye ñun ñëpp bu ñu jàppaloowul mel ni benn say toog ëllëg ci waxtu bi duma fi fekk te looloo ko dal de ci ñi ko rey bokk nañ suñu njiit ñi gis nañu nag représentant think tanks yooyu yëpp ñu ngi ñëw fii dellu si Sénégal Macky Sall rek la ñuy gis kenn xamul lu ñuy waxtaan ci biir waaye sama xel ñaal na lool ndax ñooñu ku ñu ñëw gis la ëllëg yaay fal nañu moytu 3e mandat bi Ousmane Sonko nag ñu protéger ko li dal Thomas Sankara bu mu ko dal de Ousmane Sonko nekkul li discours bi ma dégg keroog ce n'est pas des idéologies du idéologie croyance la ngëm-ngëm la rek lii c'est un projet ku wax projet wax réalisation wax action c'est pas un rêve déedéet lu ñu mun a tabax la loolu nag ñun ñoo ko war a mën a protéger mu incarner projet boobu ñoo taxaw réaliser ko bu ñu deful loolu ni ñu def Kadhafi ni ñu def Thomas Sankara ni ñu defoon Sékou Touré bu muy njëkk a bañ na déet foofu la gars yi di jaar ak moom wax na ko de waaye dégg-dégg mooy loolu lancé na appel de ñun nag suñu projet bi ñu toog ki koy incarné nañu bañ bu ñu ko kenn faagaagal bu ñu ko kenn toroxal bu ko kenn tëj kaso gaañi loolu tey laa amoon lu may wax ak yéen wasalaam ba beneen yoon jërëjëf